Ablaye ñu sant ko bu baax gërëm ko yegsi nañu ci jàngat bi ak Ablaye Cissé Chérif. loolu Ablaye Cissé tey nag ñu nuyu ko Ablaye dalal ko. borom xaru million ngi. léegi li ñu bëgg a waxtaanee nag mooy. Chérif balaa loolu xam nga da ngay réew moo xam ne 300 parti la am. ku solu nga ne ko couleur parti nga sol xam nga dana jafe 300 parti yi boo dindee couleur yi defe naa ne ku ne am na ci couleur boo xam ne tey moom la xëy yooyu xëy na parti yu fës yi nga xam rek mais yow fa tey ban parti nga bokk tey moo tax dama ko tànn kenn nekkul ci rose malheureusement dañuy ko wax naa ne nag autis mooy li xew démb fële ca Yoff centre aéré BCEAO camion bi nga xamante ni dafa saaraani faat ñetti nit benn marchand ambulant ak ñaari xale yoo xamante ni kon ñoo bokkoon nday ak baay ci benn taxi loolu nag Abdoulaye du neguleet ndax xeetu camion yi gis na ni li ñuy def ay njombe ci dëkk bi bari na ñu ngi fàttali ay at rek fële ca VDN ba ay ndongo daara yu génnoon taxaw ci arrêt bi wàcc bëgg a ñibbi ab camion saaraani ñu tuddee leen sax camion fou ma ne camion yi ñoo fou wala ñun ñi leen di dawal ñu ñoo fou. waaw xam nga lii dinañ ko waxtaaneeti ko te dafay mel ni booy événement yu tragique amee yu mel ni ki ay viol sur ay mineurs wala ay pédophile ak yeneen émotion bi day dem de telle sorte que nit ñi dañuy bëgg a ressusciter sax peine de mort ak yeneen lii bu xewee tamit di nga déggaat façon débat bu ne ci penc mi ci ñu taxaw ci xool ko mais xam nga lan mooy dëgg c'est-à-dire waruñu di wax rek bàyyi jàll ci leneen gis nga boo jëlee verbatim mooy li ci kilifa yi di wax verbatimu président de la République Macky Sall du tax ñu am yaakaar trop ci ni lii solution dina am parce que xam nga lu tax boo defee historique bu gàtt le 15 décembre 2016 du woon ci mandat bi mandat bële la le 15 décembre 2016 président mu ngi lancé début travaux terre bi di def discours mu ne dafa bëgg sax transport bi terre bi day moderniser mais leneen li nga xam ne ni moo ci aajo muy transport marchandise beeg yooyu tolérance zéro la bëgg ci contrôle technique oto yi loolu dellu si na tey contrôle technique gu oto yi Sénégal dafa mel ni da ngay yor sa oto ba mu màgget nga door a décider ni lii mooy doon oto public c'est-à-dire sa oto bu baax boo yor sa oto bopp lay doon oto bi bu demee ba mënatulaa jëriñ mooy doon nekk clando oto nit ñi mooy oto nit ñi clando car yi ak yeneen gis nga ko clando yi sax léegi ay voiture personnel la particulier moom la ñuy wax clando boo demee ba oto bi jëriñatu la te loolu ñëpp d'accord nañ ni contrôle technique wallahi oto yi mënuñu koo am oto yi daw ci dëkk bi amul fooy jaar ba ñu ne la contrôle technique bi validé nañ ko yokku ci sax d'ailleurs Sénégal dañoo gën a durcir condition contrôle technique mais n'empêche ñëppay jàll ku yor sa mbege sax di nga romb ak business bi ci contrôle technique bi sax dañ lay recaler nii ne la léegi la nga génn tout de suite mécanicien yaa ngi fa taxaw lijjantil la ko jubbantil la benn affaire nga dellu ñu valider la te loolu c'est connu de tout le monde. Président de la République ci boppam moo ko njëkk a xam ndax bu ma jógee ci datu 15 décembre 2016 mun na ñëw ci 31 décembre 2019. message à la nation bi nga xam ne def na ko te seq waxtaan ak journalistes yi moom président moo wax ni leer na ko ni contrôle technique yi am na maslaha bu ëpp. président nag bu constaté ni contrôle technique li nga xam ne moo yor suñu bakkan am na maslaha te defuñu ci dara vraiment c'est-à-dire du tax ñu am yaakaar ci ëllëg oto yi moom niñ nekkee ci dëkk bi mais camions yi est-ce que Sénégal war nañoo defar ay pont ci VDN bi par exemple bàyyi ay camions yoo xam ne amul frein ku ne xam na ni amul gis nga bu la camion juutoo yéeg pont da ngay bëgg a taxaw xaar ba mu yéeg ba nekk ca pic ba wàcc mais doo bëgg a topp ci ginnaawam parce que bu circulation bi taxaw ba moytu mu arrière sa kaw am na nit ñi teewee incident boo xam ne nii camion bi dafa nekk ci pont bi ci pente bi apprenti bi di wàcc di def kal te image yooyu ñëpp gis ko am na réew yoo xam ne dañuy jël ay décisions am na décisions yoo xam ne autorités yi ñoo ko moom am na plan de circulation ak yeneen yoo xam ne ni war nañu ko mën a def c'est-à-dire jël ay décisions camions yi nga xam ne mais yaa xayti mën nañ dimbale nit ñi ñu renouveler seen parc. même am na fi arrêté gouverneur bu ñu tere woon fii ci Dakar camions yeeg gros porteurs yi ñu circuler ba njëkk. mais Chérif xam nga loolu daf ñuy delloo siwaat ci décision bi nga xam ne encore réagir à l'émotion à la suite de accident bu metti bi nga xam ne rayoon na fi 21 personnes accident bu metti Abdoulaye Daouda Diallo moo nekkoon ministre des transports da ngay xool décision bi ñu jël ñu ne
léegi dañuy interdire transport guddi comme si loolu mooy régler problème ku ne xam ne accident àllukaañ bi bëccëgu ndar kàmm la accident yi am yépp fii pratiquement bëccëgu ndar kàmm la c'est-à-dire nit ñi ci seen coobare ci seen texet souvent dañuy wax ni d'ailleurs statistiques yooyu foog ñu xool ko parce que statistiques yooyu mën na tromper dañuy wax ni 90% des accidents statistique officielle la 90% dafa aaju ci nit ñi non sax nit ñi li leen koy yóbboo souvent mooy bañ a mën a maîtriser outil bi nga xam ne moom la ñu yor mënuñu dissocier nit ki texetam ak outil bi nga xam ne yor na gis nga. mais peut-être Ablaye xam naa ci guddi gi tamit daf ci faral di am souvent ci événement yu mag yi. nga xam ni dañuy circuler dañuy fonctionner guddi gi yëpp. te nit moom. guddi soo nelawul. bëccëg faw sa yaram laaj la ko. pays yu sérieux yi ma xam. dañuy am moyen de contrôle pour xool nit ki kiy def transport professionnel. muy ñi yore ay camions ñi yore ay bus. ñu am moyen de contrôle pour xool temps de trajet bi nga xam ne daw nga mais loolu boo ko amul yow nit ki boo ñëwee ne ko jàkk xanaa ay bët yu xonq. xanaa ay bëtam xonq nga ne ko yow saa waay nelawoo mu ne la non léegi laa jógee noppalu loo koy wax amoo benn moyen de contrôle donc il faut commencer par ça c'est-à-dire transport bi ni ñu ko bàyyi te ñun ñëpp di ko jël xëy na am na ñoo xam ne tey looloo tax transport bëgguñ ci gis nga réew yu moderne yi. transport moo gënal ñëpp. sa oto bopp parce que c'est anonyme c'est confortable ku ne mën na ci doxi sa soxla mais fii amul sécurité 2 sellul setul donc pollution bi muy àndal yépp sax daf koy gën a yokk maintenant structure yi loolu aussi mooy problème bi structure yi war a toppatoo sécurité routière dafa bari 2002 su Ablaye Wade la ñu créé association nationale de la sécurité routière ne moom la ñu ko dénk pour sécurité routière mais direction des transports routiers day toppatoo sécurité routière finalement ils ont réuni les acteurs 7 novembre 2019 acteurs yi xam nga lu ñu wax ne dañoo bëgg ñu structure yëpp ñu mutualiser proposé nañ agence sénégalaise pour la sécurité décret bi génn na en conseil des ministres d'ailleurs président annoncé na ko mais ba léegi xamaguñu composition ministre des transports moo ko yor mais gis nga yooyu yëpp finalement nit mooy solution bi fii Sénégal formation est-ce que gisoo fi yow nit yoo xam ne dem nañu ba am seen permis ba yor seen oto mais jaaruñu auto école xamuñu luy franchir ligne blanche yow da ngay nekk di dawal di respecter code de la route nit nekk fa di la xababal pipi waay jàllal xamul ne yow da nga bëgg respecter code bi bëggoo franchir ligne blanche bi flèche de rabattement ñii dawal oto chauffeur professionnel xamuñu luy flèche de rabattement flèche de rabattement ñetti flèche la yuy teglante yuy annoncé virage ak vitesse bi ngay nekk di daw ci biir ville bi nga xamee ni yow te tenu de respecter vitesse boo xamee ni waroo ko dépasser mais nit day nekk sa ginnaaw. mais bu dul puusal demal mais cher bu dul code de la route bu dul code de la route est-ce que am nga signalisation bu lay won mais xoolal centre ville de Dakar. est-ce que am nga panneau bu lay wan ni rue bi sens de circulation bii la mel ni dëkk bi gan du fi ñëw ngay xool oto yi fi ñu jublu rek nga ànd ak ñoom léeg-léeg sax nga dugg xam ne sens interdit la nga gis gars yi naan la du fi ngay tourner waa c'est compliqué. bien sûr loolu mooy problème bi formation bi bu ñu ci jógul nit ñi c'est-à-dire formé wu yaakaar ñoom code de la route contrainte le code de la route non règle la pour yëf yi gën a gaaw Sénégal dem nañ ko ba rond-point yi gis nga ko finalement alkaati yi dañuy couper nit ñi am na rond-point yu gën a métti foofu ci àdduna bi am na rond-point yoo xam ne 16 yu ñoo fay débouché yaa ngi wax formation mais dañuy ñëwaat ba léegi parce que bu jëyee la am mooy ci 10 mesures yi nga xamante ne Abdoulaye Daouda Diallo moo ko annoncé woon temps yi mu nekkee ministère des transports mooy âge u même ñi nga xamante ni ñooy dawal surtout xeetu camions yi di Berle yi nga xamante ni dañoo rëy fun saara ni musiba naaru lay est-ce que duñ posé waat le débat même sur kan moo war a dawal xeetu camions yi nga xamante ni njombe rek lañu def ci dëkk bi. waaw mais ñooñu déjà seen formation sur le tas la ñuy jàngee ba am seen permis aminu permis yi vraiment bon wax ko day mel ni da ngay cibler nit mais ku ne xam na ni fii boo nekkee apprenti boo demee lijjanti sa permis di nga ko am. âge bi c'est important parce que xale bu xaw la way tuuti. jarul jox camion mais ajuwul ci loolu kese. c'est-à-dire li ñu légèreté bi ñu àndal ci lépp sans mesurer les conséquences yi nga xam ne nii mën na koo am ci responsabilité mais da ngay xool même ku yor bus bu mag di njëkkante loolu mais am na fi gis nga accident bi xewoon fee ci Grand Yoff ñaari camion frigorifique di njëkkante waxuñu ni bu parc bi baaxee accident du am mais dana dindi lu bari gis nga àdduna bi Ayrton Senna
pilote Formule 1 la moo dàq dawal oto ñëpp d'accord nañ mooy champion bi gën a mag mais gis nga oto machine la lancé à une certaine vitesse. loo ay mënoo ci dara waxuma la nag. bu dee xottu oto nga yor. sanction yi sanction yi itam gars yi ne nañu absence de sanction yi itam moo tax personne mal intentionné di persister encore ci li ñuy def ndax xam nga bêtise mënul passé lii loo xam ne mënoon nañu ko éviter nga faat ay bakkan ba noppi itam après soo paree da la ngay fekk amaana du daan yoo xamante ne si jaadu na. xam nga tolérance zéro bi ñu fi fàttali nii président waxoon ko 2016 tolérance zéro mooy bu leen baal kenn dara. ci wutin bi wala it bu defee lu dul noonu. fii gëj nga fi dégg procès diw moo def accident ba rey nit. vraiment te faute bi nag ñun ñëpp la ñëpp dañuy jàpp ne nag ndogalu yàlla la. waaw ndogal boobu moom buñ ci jógul. mais lépp dafa am ñoo xam ne ñoo koy responsabilité bi. responsabilité publique bi waa yoon la waa police. man même su ma porté wul plainte man mii famille am na loo xam ne nit bu ko defee société bi la ko def. parce que dafa mettre vie wu ñëpp en danger. mais nag état responsabilité dañuy def li leen war ba pare. gis nga léeg-léeg ci route yu mag yi. traçage amul. te loolu c'est important. parce que nit ñi bu ñu xamul fil bu ñu war a daw léeg-léeg da ngay gis affaire yi effacé wu kenn du ko defar. nii de pax yi moom. te gis nga même booy daw ci corniche bi. oto yi léeg-léeg kenn du nangoo daw si sa voie da nga koy dévier tuuti parce que regard yi ak yooyu kenn du ci bëgg a dugg. donc finalement ñun ñëpp xam nañu loolu. oto yi dañuy presque ci digg bi la ñuy daw. te finalement mën na indi ay jéey te loolu dañ koy gis. di ko seetaan ba mu indi njombe ñu ne nit ki la mais contrainte yi ñu teg nit ñi. en n'assumant pas leur responsabilité publique. moo indi yooyu. ci loolu sax xëy na Chérif peut-être une dernière question parce que dañu war a dem mooy infrastructure routière ak espèce parce que da ngay gis moom même gabarit yi koo xam ne danaan la fii 4 mètres par exemple 50 oto bi bu fekkente ni dafa yab lu koy wol te dugg ci suuf pont boobu. mais dañ koy def yàq li nga xamante mooy infrastructure gis nga fii ba mbaaw infrastructure yi tam yàq nañ ko mooy li nga wax ñàkk sanction ci wàllu yi nga xamante ni même buñ la yóbbut kaso nga fay ko ci say poste su ko defee nga mën koo delloo ci li nga xamante mooy kees ak nguur gi parce que AGEROUTE li ñuy réflexionné ci loolu dafay bari. yaa ngi fàttaliku règlement 14 UEMOA bi nga xamante ni ci wàllu woowu la pour ku nekk di chargé loo xam ne moom la sa poids attan pesage gis nga na mujjee taf yëngal la sax finalement parce que coow li fii bu coow amee dañuy gaawantu sax ne nëppal ko ba jàll daal boo jàll ci la après bàyyi ku nekk mu def li mu nekk loolu ba léegi réglé wul en fait coow li dafa dakk rek mais ba léegi réglé wul. loolu mooy problème bi fii infrastructure mais xoolal ci route bi nga route nationale bi boori du publicité mais booru lobu Mam Jaara fële mbaaw mais passerelle bi oto daf ko teggi defaruñu ko ba léegi et fii oto yi di defee demi-tour mais c'est extraordinaire c'est-à-dire route nationale on permet aux gens de venir traverser une voie rapide dans les deux sens foofu chaque jour l'État met en danger la vie des citoyens te ñun ko xam defaruñu ko. très bien jërëjëf Ablaye Cissé ci jàngat bi am na solo may fàttali li ñu doon waxtaanee muy sécurité routière mu soxal nag wala boog énième accident bi am démb ba ay bakkan faatu ci ñetti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaari di gone kenn ki marchand ambulant bu ci yemoon mi ngi am ci booru Yoff Apix yi ñu jaajëfal ko bu baax desandi ak ñun dalal sunu invité.